te nga jox ma man amatuma kàddu. déet loolu ëpp naa def yu sekk nag. dama réer. ëpp naa def. da ngay introduire rek ñu dugg ci waxtaan bi. dama kii danga lan. ah Mamy Samb li ma dalu leen wala yéen ça va. mais moo dal ñëpp mais bon. moo ñu dal ñun ñëpp. on doit continuer. après souvent on nous dit waaw il faut rester professionnel xam nga mooy borom xam-xam yooyu ñooñu naan il faut rester professionnel. il faut. mais lan la ñuy woowee il faut rester professionnel. on parle de vie et de mort. lu concerne sénégalais yi. quand on parle de vie et de mort yëg-yëg la. day am moment boo xam ne yëfi nit rek ngaa def. nañ ñu may waay na bu ko. te way nit kese lañ la. Mamy Samb. naam. Njaay Gosaas li nit yi dee dundee fii metti na. lan nga wax cher. oui. nga ne dafa cher. romb na cher. ma tegal la ci ministre bi ñu dénk wàllum njëkk yeeg yem di nga demee noonu aso waaw nee na gis jënd ci njëg mu cher ñàkk koo gis a gën jënd daal ci njëg bu cher moo gën bañ koo gis ci gàttal. xam nga lu am ba des. Imam Ndao yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana yi gën a kawe di jaay Seydi Wujud. amiin ñu ngi koy masawu njabootam ak jege ñaaleem soppe mag ñi ko bëggoon ñëpp di ko suivre di ko ñaanal yàlla fi mu nekk nii wala fi mu jëm yàlla na ko gënal fuuf fi mu jógee ndax yàlla suñu borom moom bëggul lu bon ala kulli lu mu jël rek moomeelam la heure bu ko neex la koy jël te itam nee nañu suñu borom moom lu baax rek la bëgg ci wetam donc mën nañu am njot bu rafet ci moom ñaanal ko yàlla suñu borom xare ko aljanna di jaay Seydi Wujud li am ba des mooy Nabou Cor Sénégal, Dakar est la ville la plus chère de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant am na ay dëkk yoo xamante ne ni économiquement parlant ñun ñoo leen gën a dëgër ñoo leen gën a solide ci lu bari te foofu seen dund moo gën a yomb suñu bos. téeméeri junni yoon wallaay ndeysaan loolu dëgg la. waa kon ngir yàlla bul ma wax problème mu économique la parce que bu boobaa man dina am lu ma naqari lool dans la mesure où man dama jàpp ne manque de volonté réelle. moom moo am ci ñun sénégalais ni ñuy dundee na bu mënuñoo nekk ci am réew moo xamante ne ni denrée de première nécessité li ñu tuddee première nécessité dafa dem ba nekkatul sax nécessité léegi ci nit ñi dañ ko relégué au second plan parce que denrée de première nécessité boobu moo gën a jafe ci li askan wi war a mën a jëfandikoo bés bu nekk na bu na xam nga mënuñoo nekk ci am réew moo xamante ne dëgg-dëgg donte tubaab bi daf ñuy jàngal ne la répétition est pédagogique ñu war a nekk rek pendant une très longue période di wax ci les mêmes problèmes parce que boo seetloo Sénégal problème yi ñu am benn problème rek la de c'est-à-dire yenn problème yi la rek ñoom ñooy def benn plaque tournante. ñooy wëndeelu rek. ñooy dem di ñëwaat. waaw boo laalee tey éducation foofa sedd tuuti bu subaa nga laal santé. foofa sedd ginnaaw suba nga laal infrastructure foofa sedd nga laal inondation foofa sedd boo paree nga ñëw ci denrée de première nécessité foofa sedd laal courant ndox foofa sedd ak société yay daanu waaw kon Sénégal kon ñun maanaam li mooy suñu destiné ni paasan di wax naan léeg-léeg yuuxu wóoyi dafay jot man damay laaj ndax en fait lii la ñu mérité quoi en fait c'est ça qu'on mérite comment un ministre peut mën na wax ne ñu jëndee lu cher moo gën ñu bañ a jënd yow xanaa yëgoo ni ñi jëndatuñu ñi ci boppam ñoo jëndatul kon nag yow c'est-à-dire que li ma gën a naqari ma ba te man loolu mën na ma rey mu ngi tàmbalee ci coronavirus bi Pa Assane bi mu ñëwee ba ñuy séddale macaroni yeeg ceeb yeeg dëwlin yeeg soi-disant ndimbal ci séddale goo xamante ne ni ba tey sax am na ñoo xam ne la ñu war a am amuñu ko c'est-à-dire que ñun dañu réduire à une certaine misère boo xamante ne dañu dem ba yaakaar ne misère boobu dafa normal que li ñuy dund dafa normal que prix yi cher ci marché bi ba kenn mënu cee teg loxo loolu dafa normal wala que ñu mën ñoo justifier que ne contexte la boo xamante ne contexte bi dafa jógee d'ailleurs de l'extérieur foofu yëf yaa fa cher ba ñun finalement on subit ci loo xam ne ñun mën nañ ci am benn indépendance alimentaire su fekkee am nañu volonté bi c'est une question de volonté en fait changer li nga xamante ne mooy système bi fi nekk parce que qu'on le dise une bonne fois pour toutes ce système ne marche pas bu fekkente ne dundee produit yi ñeneen buy ñëw fii daf ñuy dikkee ñun lu cher on préfère ñun ñu bay di dunde kon dooleel leen agriculteurs yi
fexe leen ba gën a kattanal gën a doole li nga xamante ne moom mooy maanaam ñun li ñuy cultiver fii ci sunu ay terre mu mën a yomb ci askan wi. nañu fexe ba taxaw benn production agricole bu am solo jaarale ko ci ay industries yoo xam ne ay industrie locale la ñuy fexe ñun di consommer local ci njëg loo xamante ne moom moo ñu gën a yomb mais mënuñu di bay sunu ay soble bopp di yàqu ci marché bi. sunu ay pomme de terre bopp di yàq ci marché bi. sunu ceeb valoriser wuñu ko valoriser bu ñu ko war a valoriser. di importer ay produits yuy dugg si fii boole ko commerçant yi heure bu leen neexee ñu yokk ca njëg c'est ça yu leen neexee te du mujjee fenn ce qui veut dire que kon amul contrôle bu amul contrôle mooy ne ñoom am nañu sañ-sañu def lu leen neex saa yu leen neexee te malheureusement sénégalais bi moom mooy subir les conséquences. et loolu dafa war a jeex nab loolu pas Assane Socé ngal la ngir yàlla on en a parlé des milliers de fois vraiment on n'a pas besoin ñu am xam-xam pour mën a xam ne vraiment boo demee ca Abidjan gee nga xamante ne bu ñu la jaayee 300 francs aceke keroog maa ngi koy expliquer nabu koor mi bool la ba mu fees ñun ñëpp mën na ci añ ba mu des avec 300 200 francs non jën ba dañ la koy jaayee 100 francs 200 300 400 selon sa poche donc ce qui veut dire que avec 500 francs pour ma table yow mën ngaa añ ba des mais yow fii 500 francs mën nga fay dugg gargot jënd loo lekk. amatul te ñun Sénégal nga xam ni jën moo gën a cher te boo moytuwul daanaka géej presque moo ñu wër. non ñun géej ñu wër géej gi protégé wuñu ko lañ ca war a def defuñu ko ni mu waree. bon yàpp léegi ke moom kenn laalatu ko moom xalaatu tuñ ko. ginaar a ci tane te ginaar yi tamit c'est-à-dire il faut ñu am temps de reproduction donc nabu koor waxuma dara mais maanaam. légumes yi li nit ñi gën a soxla li gën a terre à terre pour nit ñi mën a dund mais léegi yow tu te rends compte que yow ak 2500 francs 3000 francs parfois bu la sa jëkkër di la bàyyil dépense ci sa bopp lal yow boo ca jëndee ndékki boo xefee sa añ yow di nga manqué dëwlin baa nga manqué ceeb reer moom waxi noppi kenn waxatu ko loolu moo tax nit ñi la plupart des familles sont réduites maintenant à ce que ñuy togg benn repas par jour parce que ñetti repas yi attanatuñ ko mënatuñ ko la vie est extrêmement chère à Dakar tout est cher nañu ñoom dañ leen fal fii pour que ñu trouver ay solutions pas que ñu ut ay alibi ak ay excuses bu ñu la tabbee ci benn service parce que service boobu jàpp nañu ne fii am na loo xamante ne dafa sooxe wala boog ki dafa jiitu liggéey na ba tollu fii liñ naan état continuité la yow war nga caa yokk leneen mais il faut un changement am radical et trouver des solutions yoo xam ne mooy alléger le Sénégalais lambda pour que dund bi gën a yomb parce que la vérité mooy marché bi cher na dund bi cher na et malheureusement amul benn contrôle des prix boo xamante ne am na fi c'est-à-dire heure bu leen neexee mën nañu yokk heure bu leen neexee mën na wàññi ci loo xam ne teguñu ko ci benn justification amul da c'est-à-dire man service d'hygiène sax gisatuma ko mu fonctionner. oui comme tout le monde d'ailleurs. non gisatuma ñu dugg ci marché yi xool ay produits yi non amul contrôle amatul dara. mais kon ñoom lan la ñuy liggéey fii. doy na waar. lan la ñuy liggéey lu nit mën a wax ni ñuy tey toogee tey di poser ay questions ci maanaam plus de 700 milliards yi ñu dugal ci ay inondations noonu la ñu mënee laaj et budget yi nga xamante ne voté nañu leen ko ci Assemblée nationale dans les différents ministères mais en réalité quel est avancement bi nga xamante def na ko ba Sénégalais bi mën a toog ne man fii yëg naa ci sama bopp dëgg-dëgg. réew nag dëgg-dëgg bu ñu ci nekkee donte ñiy ñàkk dañuy continuer di ñàkk. ñii amit dañuy continuer di am mais nañu fexe ba seuil de pauvreté bi au moins lu mu méttee ñi ñi am lu ñu dunde mu xaw a tane ndax ñi ñi mën a noyyi sonn nañu. ñàkk xarañ jërëjëf mami Sakho Sass ci dundu gu seer gi. waaw mami day wax na lu am solo. wallaay xam nga dund moom mbay koy joxe mbay li ñuy lekk dañ koy bay jëm sax dañ koy bay léegi. pisciculture li mu wax dëgg la am na ci réew yoo xamante ne booy xool en termes d'infrastructure Sénégal da leen raw. je vais prendre l'exemple de la Guinée Conakry bi ma xam bi ma dem man lekk gi fa la gën a yombee fa la gën a neexee Guinée Conakry gii fa la gën a yombee fa la gën a neexee parce que ñoom am na ku ne mami ji ci commentaire yi en Côte d'Ivoire avec 1000 francs mën nga ndekki añ reer doy na waar de ay Sénégal ak 1000 francs Houphouët-Boigny bi mu ñëwee dafa woo Ivoiriens yi ci mbay njiitu Rwanda bi nu mu tuddati Kagame bi mu ñëwee dafa woo Rwandais yi ci mbay parce que xam nañu ne agriculture mooy pilier bi ëpp solo pour suqali réew
d'abord ça règle beaucoup de problèmes non seulement day dundal askan bi ci lu yomb mais dafay jox emploi aussi agriculture képp li mu mën a joxe ci emploi kenn xamul nu mu toll parce que c'est une chaîne boo bayee ba pare il faut nga transporter transformer jaay donc chaîne la baykat bi mën na dundal sax commerçant bi parce que commerçant bi bu gisul lu muy jaay te li muy jaay lu ñuy lekk yu ci bëri dañ koy bay bu doxulee du am lu mu jaay moo tax fekk demuñu foofu assurer autosuffisance en riz moom yàgg nañ ko fee dégg autosuffisance en nangam en supame en jën en carotte en nawe en tout yàgg nañ ko fee dégg mais volonté bi moo des tey suñu mbay mi dañ ko war a gën a dooleel industrialiser ko ba tey jeune bi nga xam ne mi ngi Dakar xëy na di taaba mu am courage yu dellu dëkk ba bay te xam ne mbay mooy yor réew mais fii ñuy jàppe baykat yi mooy ñi gën a néew doole ñi gën a ndóol lañ jàppe baykat boo demee sax suñu dëkk yi bu ñu ne la kii day bay da ngay jàpp ne moo gën a pauvre ci village bi alors que boo xefee mooy dundal village bi yépp moo tax buñ ko comprendre wul noonu rek dañuy suufeel mbay te mbay mooy tax njëg yi yomb parce que su baree yomb xoolal lii cher yépp dafa manqué dafa bariwul moo tax mu cher mais su doyoon sëkk ci marché bi dañuy obligé wàññi prix bi parce que bu ñu xefee dañ koy mujj tuure ji sinon kenn du ko jënd loolu dong lañ mën a def pour mu yomb mais bu ñu ko defulee jël mbay mi fexe ba ay noo baykat dugg ci ay noo baykat dañu dugg ci mbayum Sénégal engrais bi dañuy am ay non éleveur jiwu yi dañuy am alors que en vérité du ñu ay baykat léegi dañ koy jël Socé de baal ma tu m'excuses yaa ngi woon ci fu baax mais bëgg naa fa ñëwaat dafa am ko moom ci ligne bi damay bañ ne mu dem te bëgguma ko sonal mu yàgg aussi di ñu déglu bu dee baax na ngala bu ñu mënee am retour bi ñu déglu ko je pense qu'il est parti dem na te bëgguma ko woon sonal dem na oui parce que dafa tëdd waaw c'est ça maa ngi ciy jéggalu baax bu dee mën nañ ko jotaat benn soldat sénégalais cloué au lit depuis 3 ans. Ah bon? Abandonné à son sort. Il était parti avec la MINUSMA, donc Nations Unies, fële ca Mali. Voilà ñu dal seen kaw mu ngi paralysé tëdd nguur lijjantiwu ko kenn lijjantiwu ko ñetti at mu ngi tëdd ci lal ci dafa wax ak man démb ba j'avais presque les larmes aux yeux mu ngi tëdd ci lal ñetti atu yàlla. maanaam ci lal bi cloué au lit quoi 3 ans. Alors dans un pays où certains ont de l'argent chez eux ba ñu leen di sàcc ay 800 millions. Passane ñu ngi koy jéem a jotaat. parce que kii dafa nekkoon. Socé dafa nekkoon Socé. da nga nekkoon ci wàllu mbay mi. nga yeggali fa le temps ñu jot ko moom mu wax ci gémminam je pense ci lay gën a. waaw d'accord waaw li olof wax moom nettali moom ci gémmiñu borom la dàqee. wallaay koy ñaanal bu mënee duggaat rek mu dugg donc. maa ngi woon ci ponk bi nga soulevé muy cherté de la vie bi denrées de première nécessité yi ak yooyu. donc mbay rek mooy tax mu yomb amul leneen mbay mi nag boo ko dooleelul aussi def ci li nga ci war a def ko priorité surtout. mais du dox ni mu war a doxee. xoolal réew yi développé yëpp dañu régler ces questions parce que askan bu dundut déjà du mun liggéey. yow boo xiifee dootoo liggéey. fekk demoo ba am looy lekk ba suur moo tax Moussa Seck ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. da doon wax ne l'agriculture c'est pour libérer du temps te wax na dëgg maanaam temps bi ñu doon consacré ci daw dund. tey dund su doyoon. temps boobu da nga koy consacrer à faire autre chose pour ce pays pour développer sa dëkk. wallaahi dëgg la. mais dañuy xëy di daw dund rek te dund bi ñuy daw dafay cher parce que fa muy jóge xëy na dooleeluñ leen doyul ni mu war a doyee ci marché bi li ministre bi wax xam ne loolu catastrophe la. mais soo si natt ko ci sa bopp boo xiifee doo xalaat. waaw dégg nga li ma la wax sama bët yi day fulu dootuma gis mais ministre bi li mu wax catastrophe la. mu ne. jënd ci njëg mu seer. jënd lu seer moo gën mais ñaar yëpp moom mooy responsable bi. dëgg ñaar yëpp moom mi yore lu mu yor commerce. moog naataangoom biir agriculture dañoo war a fexe ba mbir mi doy ci marché bi moom mi yore commerce mu fexe ba baadoolo yi mën cee jot. waaye loolu mooy ban tontu. loolu du tontu loolu moom sa waay du tontu asom dimbali nu rek. des fois on a l'impression que dafa mel ni dañu bëgg a napp xaw ma dañuy napp. non xaw ma dañuy won ni. ñoom doole gi ci ñoom la féetee et que ñun dañoo war a subir. ba pare boole ko pat. xam nga nabu
Assome boo xalaatoon tuuti dina xam ne njiitam son patron Macky Sall. moo laaj réew mi ñu jox ko sur la base de promesse. moo ne woon su ma faloo dund dina yomb dinaa indi autosuffisance en riz autosuffisance en lii moo ko waxoon. ba tegoon fii jël léegi moom jëwriñam bu demee bay toog naan jënd ko mu cher moo gën ñàkk koo gis. loolu échec da koo mën a weesu. Aïcha Socé je pense qu'il est déjà en ligne. Allô. waaw salaamaaleykum. allo waa Cheikh. ça va ni ngeen def. ñoo ngi sant bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw sant suñu borom sant nañu te waxaat ma si. waaw boo mënoon yokk baat bi tuuti rek ñu gën la dégg bu baax. waaw waaw. allo Cheikh. waaw bisimilah. maa ngi laa ziar ba baax yaa ngi xam naa seetaanuloo ñu mais yaa ngi ci plateau bi en direct yaa ngi àdduna bi yëpp a ngi lay dégg. waaw Cheikh Ndiaye nekk soldat sénégalais. waaw amul jafe-jafe boo xam ne di nga ci mën a ñëw nettali ñu ko Socé Ndiaye mu ngi fii. Mami Samb ak Nabou Cor. est-ce que mën nga ñu wax li la dal nan la dalee fan la dalee ak depuis combien de temps en cas dund. sëñ Assane démb bi may wax ak yow am na ay vidéo xam naa waaw man yaa ngi may dégg. waaw. ma ne démb am na ay vidéo xam naa ne Sénégal boo ko seetaan ñëpp nit amul xol too jooyoo. allo Cheikh ñu ngi lay déglu allo. ñetti atum Assane bu leen ne Assane may naan autorisation ngir xàll bu fekkee ne jox vidéo bi ñu si ànd. allo Cheikh. waaw. dañ la déggul bu baax quoi est-ce que doo jox kenn mu teel la téléphone bi ñu mën la dégg bu baax. waaw bis kaay xam nga man de mënu ma téye téléphone mënu ma def. Cheikh mën nga ñu wax nan nga nekkee nii jamono bi ban situation nga nekk. man jamono gi ñu tax ak yow téléphone bi nii mënu ma ko sax téye dañ ko def passeport ma teg ko sama nopp. waaw amul kenn ku la mën a jàppale ku la ko mën a téel nga mën a wax ak ñu. Adja kaay téléphone kaay dindi ma télé kaay teel ma téléphone bi. dindi au contact. dur allo c'est dur oui Cheikh oui. waaw yaa ngi may dégg waaw am na ku ma ko téye waaw nii ñu ngi lay dégg. waaw am na ku ma ko téye yéen a may dégg bu baax. waaw ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw allo. allo Cheikh ñu ngi lay dégg bu baax. waaw léegi ma ñëw rek Assane démb bi may wax ak yow. am na ay vidéo xam naa ne bu ma leen ko joxoon Sénégal seetaan ko ñëpp loo woo xool da nga sa xéwale tuuru. mais est-ce que mon Cheikh est-ce que mën nga ñu wax allo Cheikh allo. bu ma lekkee dañ ma ko sexal bu ma naanee dañ ma ko jox damaa dem bay sama yaram bi dafa déformé wu. si nit koo xam ne dafa liggéey réewam pendant 12 ans de service jóge fii dem mission des Nations Unies Mali yàlla dogal ma gaañu fa ñàkk fa sama cër certes ñoom nee nañ si li ma gaañoo service su armée la mais si màggal Tuuba laa gaañoo biñ ne le lendemain màggal Tuuba ci la ma aal dikkee ma am daw mbëkk si fere li ñuy wax préfac depuis loolu ba tey maa ngi tëdd benn place to ñoom ñoo ne mission des Nations Unies ñoo reconnaître màggal Tuuba ñoom ñoo ko autorisé ba tey maa ngi nii tëdd benn place mu metti lool ndax fi ma nekk nii benn place laa tëdd lu ma def si àdduna dañ ma ko defal si lal bi ma tëdd si laay sangoo si laay lekkee si laay defee lépp mu metti nekk loo xam ne metti na trop ci nit koo xam ne dafa servir réewam. léegi yow ñetti at yi nga xam ne yaa ngi tëdd noonu armée bi ak kilifa yi est-ce que seet si nañ la est-ce que wax nañu ak yow. fii lañ génn nañ fii la ma njëkkoon def interview génn nañ fi ñu ne ma def nañ may nañ ma lii médical may nañ ma temps yàlla xam ne lii médical bi may tëdd nii nit sax moo ma ko may gis ma si internet bi yërëm ma may ma lii médical may ma fauteuil roulant xam nga kuñ may lii médical may la fauteuil roulant kon kooku xam nga ne jarul sax ngay wax si il continuer. ah nguur bi defalu la dara. barki Seydina Muhammad ak feebar gi lii médical gi nit moo ma ko bay waxtuma nag photo 16 ans bi may toog
sëy bi sax mënatuma si toog léegi ndax feebar bi dafa dem ba nga xam ne mars ba nii sama néeg du ma ci génn mars ba tey sama buntu néeg xaw ma lan la saf tëdd benn place bu ma sonnee ci côté gauche ñu tourné ma côté droite bu ma tourné côté droite ñu tourné ma côté gauche. mais sa famille sa njaboot nan la ñuy dundee ak yow. sama njaboot xanaa li ñuy wax rek mode la moo xam mode la droit xamoon na laa ko mën a waxee metti trop trop sax foo ko natt weesu na ko to gis naa nit ñi ñoo xam ne dañu doon fecc ci tanibeer faxasalu nguur gi dem yóbbu leen ñu faju ji wala ñu mettre leen dans de très bonnes conditions man maa ngi nii joxuñu ma dara aw ma indemnité aw ma dara. mais Cheikh ba tous jeex. Cheikh aw 100 000 logements sociaux ci turu dégg rek laa ci am xaw ma ci dara man maay fay courant man maay fay location man maay fay ndox gérer sama njaboot gérer sama feebar. mais Cheikh. bisimilah waaw. li ma bëgg a xam. mooy Nations Unies xanaa jox nañ la dara. man de gisuma ko. mais sëñ bi Cheikh. bisimilah. waaw ñu ngi lay masaw bu baax ci li ngay dund. di ànd di bokk ak yow naqar weeg situation bu metti bi nga nekk nii pour nit ñi gën a comprendre. yaa ngi woon ci armée MINUSMA nga ne ci contexte màggal Touba bi nga gaañoo bëgg naa xam. waaw ci contexte màggal Touba naka nga gaañoo exactement. lu bi ñu ñëwee la accident bi màggal nga xam Touba ne am nga ko. boo loolu mooy li jiitu leneen li ci topp mooy donc yow bi ngay liggéeyal sa réew normalement waroon nga am sa ay salaire waroon am say indemnité ak yeneen yu ni mel. donc dégg naa ne nga ne yaa ngi tëdd boobu ba tey. amuloo appui amuloo ndimbalu état amul kenn ku la fekk ca lal boobee nga tëdd. donc ñu mën a jàpp ne itam li nga xam ne moom nga yelloo woon ba tey jotuloo ci dara loo xam ne moom nga mën a fajoo. wala ci nga mën a wéeru loolu la wala déet. allo ma ñëwaat rek. waaw sëñ bi Cheikh. ñu ngi lay déglu. man wàllum état si boobu dama leen tegee ne. ndax sànq am na benn vidéo moo doon def ne ko 2024 bu ngeen di def seen bilan ngir yàlla yaasulaay boole leen ministre des forces armées boole ma sa bilan ne ko man lii mooy sama bilan. boole ma sa bilan bu ñu ngeen def élection 2024 boole ma sa bilan ndax bu fekkee am ngeen xool bàyyi nit koo xam ne 3 ans ngi nii man am naa bi ma wax ak yow bëgguma sax di ko wax góom boo xam ne sama ginnaaw gi la nekk 3 ans dafa dem ba di laal yàq bi ci digg bi. tax tëdd bi ma tëdd benn place. baax na Cheikh. allo sëñ bi allo allo. mu ngi lay dégg il est très pris par les émotions parce que kii wax ni. waaw man dama ko bëggoon laaj ko bu fekkee mën na ñëwaat ci circonstances yi mu gaañoo. waaw dafay baax parce que pour nit ñi comprendre. allo. alors bisimilah. waaw est-ce que mën nga ñëwaat ci circonstances yi nga gaañoo. lan la woon maa ngi gaañoo le 17 octobre. naka nga gaañoo. man maa ngi gaañu bi ñuy wax le lendemain Magal Touba fekk ñun cérémonie Magal Touba lañ doon organisé d'accord da ngeen doon màggal foofu ci Mali. waaw dañ doon màggal foofu ndax ñoom si seen jëm note boo xam ne note service la Magal Touba ONU moo ko reconnaître. moo ko permettre si biir enceinte bi yàlla nag ci dama yàlla natoo nag ma aal ci diggante gi dem ci benn préfac ma mbëkk ci. d'accord da nga daanu mbëkk benn bâtiment. benn préfabriqué. d'accord. ci laa tëdd nii benn place ba tey ma wax ak yow. mais souvent soldats yi dem mission dafa am indemnité yu ñu leen di jox. est-ce que yow jot nga sa bos. man indemnité boo xam ne man ci wàllum gaañu wala leneen ak leneen jotuma si dara wax dëgg fa ne yàlla ku nekk sa bàmmeel
la nga xam ne nag maa ko liggéeyoon ci mission bi jour yi ma liggéey ndax ñoom jour yi ma liggéey jour yooyu fay nañ ma ko. d'accord mais armée bi lan la wax concrètement boobu ba tey est-ce que yow yaa ngi ci biir wala dañu laa libéré wala lan exactement lan la ñu teg ci sa loxo. depuis que bi nga gaañoo ba tey d'autant plus que ci service nga nekkoon. état bi sama contrat bi ñu may résilier sama contrat message lañ ma ko envoyé message dama maa métti ba tuur tuuti ma dee nit koo xam ne da ngaa liggéey sa réew pendant 12 ans au moins xanaa bu ñu résilier sa contrat nañ ñëw sax ba ci yow bu dee ñaari nit ba te ñetti nit def délégation nee ko ñun de au moins ñu ngi jéglu ndax buñ sañoon moom mu continuer liggéeyam wala ñoo xam seen wàllu fa lay yu rafet yoo leen xam ne ñoo xam naa nañ mel message lañ ma envoyé décision de réalisation ta il est radié dans les rangs xaw ma lan suite à une xaw ma lan jeex na. noonu laa ko dégg radiation bi noonu laa ko. mais Cheikh. waaw. léegi yow lan nga bëgg nit ñi defal la ko. nit ñi àdduna bi yëpp ak lay déglu lan nga bëgg ñu defal la ko. tëddaay bi dafay yàgg Assane benn ñaar au moins xanaa nit ki tëdd benn place xanaa au moins lu mu gàtt tey mënuñu leen fi di yuuxu fu ne di 100 000 logements sociaux nit ki tëdd benn place di fay courant di fay ndox gérer boppam te nit kooku état la doon liggéey. d'accord léegi amul benn. ku mu mun a jàppale tamit si tëddaay gi ngir yaa sulaay xaw ma dinaa wër xaw ma du ma wër mais ngir yaa sulaay nañ ma faj ji. léegi man Pa Assane li ma ci xam na bu mooy est-ce qu'on va pas prendre su ma nee concrètement parce que déjà li muy expliquer metti na ci moom metti na ci ñun ñi metti na également ci ñi koy déglu déjà le message est passé te am nañu yaakaar ni 2 ans ñi koy suivre ak ñi koy seetaan bëri nañu ci ay non seulement wàllu kilifa mais ñi nga xam ne ce sont des personnes de bonne volonté à ce stade là dénoncé nañu ba noppi li mu gën a soxla mooy ndimbal ak ko taxawu. donc sëñ bi Ndiaye soo mënee joxe benn numéro téléphone boo xamante ne dañu koy affiché ci sunu baawu écran ñi nga xam ne am nañu yéene jàppale la te yàlla rek a tax lu ñu ci mën ñu def ko ci wàllu wér-gu-yaram ak yeneen yu ni mel defe naa ci loolu mooy premier pas bi nga gën a soxla parce que feebar moom ku koy dund rek li ngay ñaan yàlla mooy am ku la taxaw wala nga am loo mën a fajoo wala am loo mën a jàppandiku parce que metti na ba pare je pense que actuellement ak numéro am dañuy waxee ak moom voilà je demande à la régie ñu jéem a afficher son numéro dañu ko affiché ñi ko bu bëgg fekkee Cheikh bu dee numéro boobu mooy bu baax bi ñu mën ci jàpp wala internet yi ñi seetaan léegi mu am loo xam ne keroog damaa toog ba mu yàgg ma def initiative boo xam ne bu leen neexee ngeen ma permettre ma wax ko ayca keroog damaa toog ba mu yàgg ba comme jàpp ne kenn mënutuma dimbale to l'attente c'est durée bi dafa yàgg bu ngeen dugal ci internet bi dama créé woon sama propre site en ligne boutique en ligne ne ko ku ma bëgg a jàppale créé naa sama propre boutique en ligne bu tal ma fournisseur boo xam ne dina ma jox ay produits may jaay bu dee revenant bi sax 1000 francs lay doon bu yàggee xanaa dinaa am lu ma fajoo wala ma dem lu ma amee lu ma jox sama njaboot. baax na incha allah léegi joxe sa numéro téléphone rek joxe numéro boo xam ne am na Wave tuddee ko Grande Espoir. joxel numéro téléphone boo xam ne am na Wave bu dee sa numéro bi am na Wave bul coupé ak sunu régie. su ko defee ñu jël sa numéro téléphone numéro boo xam ne am na Wave nga xam ne ñi fu ñu mën ci nekk daañu la mën a defal ay transfert ñun daañu ko affiché ci sunu baawu écran ñi nga xamante ne vraiment am nañu yéene jàppale la ñu def la te ñu ngi lay massaw bu baax ci li ngay dund di ñaan yàlla sunu borom yàlla ko sunu borom teggi moom mi la ko teg te xam naa ne li mu tax mu teg la ko c'est parce que attan nga ko moo tax donc yàlla na ko sunu borom saafara incha allah mu sedd guy ba bu ñu déggante waatee mu bañ a doon ay kàddu yoo xamante ne nii rongañ dina daanu ci sa dënn donte li ngay dund metti na lool ñu ngi koy naqarlu di la ci massaw bu baax a baax di la encourager encore une fois yal na la yàlla kattanal dëgëral la ba situation bi incha allah metti na ba noppi waaye mu xaw a gën a sedd ci yow rek ak ci sa njaboot ñu ngi lay gërëm bu baax allo Cheikh sëñ bi Ndiaye allo bismillah allo waa on va te libérer dañ lay bàyyi nga daal di dallu après régie ñoom dinañ dugal sa numéro affiché ko au bas de l'écran. Cheikh yàlla baax na. voilà yàlla yaatu na. yàlla na la yàlla may. yàlla na nga wér yàlla na nga wér ci ndorteelu ci jeexalu kàddoo dañu ko bàyyiwul mu yëggali mais mu ngi wax ni dafa teg projet boo xamante ne day am fournisseur bu koy jox ay produits mu koy jaayat malgré qu'il est cloué au lit mu ngi jéem a def une minute rek indi yàlla
allo jërëjëf. allo Cheikh. ma ne damaa bëggoon rek bu ngeen moom mënoon a permettre une minute. ayca des na ci yow. waaw en fait boo déggee dama créé woon initiative ba tuddee ko garde espoir. maanaam dundee yaakaar boutique bi noonu laa ko tuddee. maanaam le fait ma jàpp ne nit war na ma yëkkatee may to man góor laa bu ma nit buggee may. boutique bu ma créé nga jënd fa benn pantalon même pantalon bu dee 5000 francs la man ma am 1000 francs man moom moo gënal nga yëkkati sa xaalis dama ko may ndax man góor laa ndax dëkk bi dafa metti. yàlla baax na. dëkk bi dafa metti moo tax ma ne yàlla baax na. Cheikh bul raccroché. Cheikh on va mettre ton numéro de téléphone ci écran bi ba bis bi nga ñu naan sa problème rek la woon incha allah du denc écran bi incha allah. jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm bu baax. jërëjëf merci à toi yàlla na nga wér gaaw yàlla na nga wér. maa ngi leen di ñaanal yéen ñi nekk si plateau bi yàlla na yàlla sutural bu baax. amiin. sàmm leen sàmm seen jàppal. aywa courage. prompt rétablissement. encore di leen remercier di leen wax jërëjëf. yàlla na yàlla jërëjëf merci à toi aussi. merci yàlla na suñu borom fëgg sa bopp voilà c'est sans commentaire. yàlla baax na léegi lii nii fondation Servir le Sénégal sanu yaay bi Marème Faye Sall. bu setaanul ay services am ñu ngi setaan wala autorités yi yéen a ngi ñoo setaan dégg ngeen que certainement xam naa ni seen yaram daw na. xam naa ne autorités yi dinañ ci taxaw comme parce que tamit léegi-léeg peut-être Mamy Samb léegi des niveaux d'information bi peut-être kilifa yi du ñu yëg lépp. waaye bii leer na am naa yaakaar nit ku tëdd ci lal ñetti at mu tëdd ci lal ba pare am góomu gannaaw sonn na. kilifa yi nga xam ne yéen a ngi ñëw déglu ak milliardaires yi nekk Sénégal borom alal yi nga xam ni am ngeen ko kaar la chose dépasse di ko sax jox xaalis na kenn ci yéen jël ko rek ut ci yàlla rek yóbbu ko ñu faj ka mën na nekk kilifa yi dimbali leen ñu si loolu. d'accord Régis s'il te plaît mën ngeen ma afficher son numéro waaye entre temps dañuy dem daal di jëli pub et revenir sur le plateau pour la revue des titres ayca Mamy peut se préparer en même temps mën ngeen ma afficher wàlleel son numéro comme ça ku ko bëgg a jàpp